bopp ci affaire bi nga xam ne dafa laal Sénégalais yëpp ni mu ko waxee. jërëjëf Der. ci affaire bi commencé rax politique ni ko maître waxee ma yeggali. loolu ñeme ma ko wax. ma rakiste question bi mu mën ayca bismillah. loolu ñeme ma ko wax donc di la gërëm di gërëm naataango yi ak sunu gan yi di suma kilifa boobu nga tudd léegi muy El Hadj Ndiaga Gueye. oui Touba Sandaga sunu borom moom ko. di ko jaale doomam ak sëtam. boo xamante ni sama wëllëre la. di ko jàll aussi yoonu murit yëpp ak umma bi yëpp. di ndokkeel aussi jullit ñëpp. ak umma bi yëpp. ak Sénégal yëpp ci koo xamante ni Sénégal yëpp a ko bokk. te bu weer wi teroo rek sunu xel day dem ci moom muy Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké. te weer wi dafa feeñ tey donc suba mooy premier rajab. donc weeru rajab jëm ci kazu rajab. kazu rajab bi. donc dañuy célébrer incha allah gane àdduna koo xamante ni Sénégal yëpp ko bokk. mu nekkoon modèle ci vivre ensemble ñu gis ni mu cheminé ak Léopold Sédar Senghor. mu nekkoon modèle aussi ci njabooti ñëpp. relation yi mu amoon ak Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ñëpp xam nañ ko. ak njabootu diine yi nekk ci biir Sénégal yëpp. donc di ndokkeel murit yëpp di ci jiital ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Mouhamadul Muntaka. di wax rek ne di jaal tamit ñi nga xamante ni yëpp Covid bi daf leen fi jëlee ak ñi tëdd jamono bi ci lalu hôpital yi ndax wax dëgg fi mu ne nii ñëpp d'accord nañ ne rapporté à la population Sénégal moom moo jiitu fi mu ne ci ñiy faatu ci Covid bi ci zone UEMOA ak CEDEAO yëpp rapporté à la population. donc fi mu ne nii li fiy faatu kenn xamul ni mu toll sunu hôpital yi bondé na d'une façon extraordinaire. donc ñuy ñaan rek yàlla suñu borom mu fekk si ñu ak ndimbalam. donc pour revenir ci problème bi nga xamante ni am na. lëmbe réew mi yëpp. ak fu nit mën a bokk rek ñu koy massawu. di wax rek ne dañuy sant yàlla aussi bi nga xamante ni dañu nekk ci posture boo xamante ni faruñu ak Samba wala ak Demba. waaye dañ naan Sénégal rek la ñu féeteel tey. waaw wax rek te jëmmi sunu borom tax. moo tax déjà damay tàmbali rek effectivement comme ni ko Gabriel defee soxna Gabriel mooy condamné sama mbokk heure xamoon naa ni Diagne rek la mën a sant. mooy li mu daaneele ci soxna si. nga xamante ni moom moo nekk en cause. ndax yàlla moom moo teral doomu aadama. donc ak nu mu mën a mel te wax dëgg gisuma nu mu mel sax. waaw waaye nu mu mënoon a mel rek war nañ ko ruse suñu borom xam ne yàlla ko binde noonu. donc loolu lu mat a bàyyi xel la ci suñu relation yi ñuy am entre ñun mooy joxante cër bi joxante yitte te loolu tamit dafa bokk beneen pathologie la boo xamante ni suñu réew yi dañu ko am. ndax tey jii boo demee ci suñu biir société daanaka boo wàññeekoo boo amee benn cër bu wàññeekoo wala am lu sikk ci sa yaram sa environnement immédiat ñoo la koy njëkk a faire remarquer. ñoo lay njëkk a def benn complexe. donc c'est pas du kaawu soxna si mais damay ciy profito. wax ne il faut que la dignité humaine bi may wax tout le temps il faut que ñu bàyyi ko xel c'est extrêmement important la dignité humaine ci sunu relation yi. donc sunu borom bi ma doon tudd léegi moom lay njëkk a évoqué ci mbir mi xew nii su ma nee sunu borom mooy feebar. Abdoulaye Der mën naa dal ku nekk. feebar yàlla sunu borom mën na koo teg ku nekk. donc souvent cëru yàlla daf ciy am. ku nekk tamit ci sunu société ba tey am na lu ko dal mu dem dàmpalu ji ñu dem ñu dàmp ko ci koñ bi boo amee doom sax dañuy ñëw dàmp la dañuy ñëw di la ko dàmpal wala ñu moccal la ñun temps yi ñi nekk caajaay comme bu day bañ ma tudd caajaay amul dëkk bu ko gën a jege nga naan booru dëkk boobu pour mën a bàyyi caajaay bu nooy tuuti saa caajaay waaw donc bi ñuy nekk mais caajaay man ak maître ko bokk donc caajaay boobu bañ fay nekk boo nekkee bi ñuy nekk di football nekk xale soo gaañoo dañuy la yóbbu ñu mocc la boo rëqee ñu mocc la te bañ lay mocci wala ba ñuy woo soxna si muy ñëw ci kër gi di la dàmpal sa doom kenn du ne waaw kii ndax kinésithérapeute la wala ndax am na anatomie xam na anatomie wala déet je fais une réflexion globale li tax loolu mooy beneen question dafay dugg mooy mën-mën day dugg mën-mën ndax sa loxo am na fu mu jote feneen foo xamante dinañ la mën a defal loolu wala fii rek nga mën a yem su question mën-mën duggee ki nga xamante ni ci moom la mbir mi dal muy
aussi bien Ousmane Sonko bi jógoon dem foofu wala soxna sa fa nekkoon di ko waroon jox service bi Ousmane Sonko dañu wax ne dafa nekk député nekk représentant du peuple di fayeeku 1,3 million francs keroog bi ñu ko falee député rek mu ne comme représentant du peuple la acte bi muy njëkk a posé mooy day jël 2/3 yi mu jox ko ay orphelinat de ces 400 000 francs CFA xanaa 400 000 de boo ko yoree doo ci mën lu bëri ba mën ci faju donc loolu ay constat lay def ba tey waaye ak dayo bi mu am ak ni mu toll ci réew mi ndax loolu tam suñu borom moo ko dogal mu jóg taxaw amee posture boo xamante ni beaucoup ont rallié à son combat ont adhéré à son combat par rapport ak cause yi muy défendre su boobaa da ngay xam ne mënatoo nekk Charles wax na ko léegi nit ku ordinaire waaye su boobaa tamit il faut que bu dee am na loo xamante ni dal na la ba li nga war a def mënoo ko def mu lay indil ay jafe-jafe ci yaram il faut que nga waxtaane ko ak ñi nga xamante ni ñoom nga ko seqal ba ñu xam ko def ci liñ ci war a def ndax yàlla jox na ko ñoo xamante ni tey yitte bi ñu am ci moom ak yéene bi ñu am ci moom bu ñu xamoon ne am na lu ko dal loo xamante ni mën na constituer handicap ci moom pour mu mën a def li nga xamante ni moom moo tax ñooñu fonk ko jox ko bopp kon je pense que dinañ ci def liñ ci war a def loolu mooy le premier aspect donc pour man si on doit lui reprocher une chose mooy que ne dafa waroon a concerté wu ak ñi nga xamante ni ñoom la seqal ne leen kat am na lu ma dal loo xamante ni daf may sonal su boobaa liñ ci war a def dinañ ko ci def beneen bi mooy wax naa ko léegi c'est un représentant du peuple Assemblée nationale ci contexte bi ñu nekk décrété ne ñu daal président de la République décrété ñu nekk ci état d'urgence assorti d'un couvre-feu wax dëgg fa yàlla même les services médicaux cabinets médicaux yi sax dañuy tëj waxuma laa nag fu ñuy war a maasee wo dañuy tëj c'est-à-dire que amul benn service boo xamante ni Ousmane Sonko waroon na ko soxla jamono jooj donte moom autorisé nañ ko pour mu génn këram pour mu mën ci dem parce que dañuy tëj te moom même bu fekkee ne violé wul couvre-feu bi parce que am na lu ko permettre warul soññ keneen warul dimbali keneen ci mu violé couvre-feu waaye loolu suñ ko waxee ba pare où est la responsabilité de l'État dans cette affaire xam nga massage dafa am ñoo xamante ni bi ñii di jàngi journalisme ñii di jàngi leneen ñoom dañoo dem jàngi loolu réew moo mën di dem ci àdduna bi dafa am ñoo xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci loolu ndax doomu aadama daf ko yittewoo am na foo xam bu fa tollee ci dundam soit mu génn ci feebar wala mu génn ci accident wala soit mu dem ba jëm mag faawu daal nit ki di toll foo xamante ni dafay soxla lool wala am feebar bu ko dal boo xamante ni il faut que ñu am lu koy dimbali pour deretam mën a daw ni mu war a dawee mais ñun coow li moo ngi bari yépp mais ba tey bàyyiwuñu xel ñooñ nga xamante ni ci secteur boobu lañ nekk di ci dundal seen njaboot te fi mu ne nii am na nu ñuy jëlee coow li secteur boobu c'est dem na yoonam dafa am lu koy impacté man ne responsabilité de l'État waaw xanaa kuy nëbbatu wala nga nekk ci clandestinité doo def enseigne la structure bi def enseigne boo xamante ni day impliquer deux choses la responsabilité de la collectivité locale bi nga xamante ni foofu la ko def et la responsabilité du ministère en charge ci domaine boobu nga xamante ni ci la nekk mooy ñiy délivrer autorisation yi ak localité bi nga xamante ni jox na ko autorisation ne ko neel fang ne da ngay offrir service yi waa kan ci ñun mooy dem hôpital kan ci ñun mooy dem ca dentiste ba egg ne ko sëriñ bi jox ñu sa génneel ma diplôme bi ma xool ndax yow dentiste nga wala déet kan ci ñun moo koy def kenn du ko def donc da ngay présumer ne fi ma jëm nii service bii ma soxla ki koy def mën na ko donte da ngay dem dentiste bi juum ci sa bëñ waaye da ngay jàpp ne mën na ko donc la responsabilité de l'État pour man dafa engagé wu dans cette affaire là totalement waaye nag bu fekkee ne nous sommes dans une démocratie normale lii nii dafa waroon a nekk une affaire civile waaye nag wax nañ ko léegi dalul ci n'importe qui moo tax pour ñu jàppee ko une affaire civile rek ak lim implication yi mu am ñu gis sax des représentants de l'État du Sénégal ak ñeneen ñoo xamante ni dañoo gis ak ñuy jubilé ñii di tëb di dal ñii kontaan ci ñii bëgg ci su boobaa mooy li nga wax léegi dañuy interroger société bi ñu nekk d'abord mais dañuy interroger histoire parce que aussi il s'agit de la justice c'est vrai on n'a pas de problème avec notre justice ñun ñëpp xam nañ ko waaye président de la République ci 31 décembre bi dafa am lu am solo lu mu wax dane bu mbir xewee
am ku ñu war a tëj nee na procureur ku muy woo ñu ne ko procureur des ministres de la justice lay woo mu ne ministre de la justice ku muy woo ñu ne ko président de la république lay woo mu ne président de la république moom mooy xool ndax kooku bu ñu ko tëjee mooy apprécier nee na moom président mooy apprécier ndax kooku bu ñu ko tëjee ay nit day dee wala déet moo tax li nga doon wax léegi ne citoyen d'égale dignité loolu daf koy remettre en cause parce que ñoom dañoo njortu ne diw bu ñu ko tëjee nit ñi dañuy dee mu ne kon du ñu ko tëj nañ xool yeneen yoon yu ñu ko jàppee donc loolu tamit dafay indiwaat beneen problème par rapport à quelle justice nous avons je parle pas des magistrats mais ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen yilif qu'est-ce qui s'est passé depuis l'affaire Mamadou Dia ba ci yi gën a récent lan moo dal ci affaire Karim Wade ñu xëy rek publier liste 25 personnes est-ce que Charles ba fii ñuy wax ci plateau bi xam nañ yan conditions la ñu libéré Karim Wade ak yan conditions la ñu ko yóbboo Qatar le procureur de Qatar moom moo jël si Karim Wade yan conditions damaa wax fii ba sonn ne kenn du fi génne rapport IGE boo xamante ni daf ñuy wax nañu nañ tëjji information judiciaire à l'endroit de Khalifa Sall amul parce que Pape Diop ak Mamadou Diop mi demoon témoigner ji ci kii boobu ci procès boobu dañu ne lii xew nii xamuñu lu mu parce que am na lu ñu bëggoon nañu amoon na ay visées politiques dans cette affaire là aussi dafa am ay préméditation évidente yoo xamante ni dafay indi jeexi jaaxa on nous parle d'une fille boo xamante ni dañu wax ne dañ ko violer de façon répétitive waaye kat la dernière fois moom dafay laajte ndax violeur bi ñëw na wala ñëwagul daf koy laajte yàkkamti loolu mu ñëw ki wax ne Jakarta ko war a jël si ñu ne oto bu mag bu ñuul moo taxaw di ko xaar ñi nga xamante ni ñoo ko employé woon gis ci moom ay xeetu comportement yoo xamante ni jaaxal na leen ñu gis ne sax ki ko jël si woon sax ñu gis appartenance am fi nga xamante ni foofu la bokk ñu ne ko yow waroo génn ndax xale bi ko jël si woon warul génn këram mu ne kat ab avocat ak benn médecin ñoom ñoo ko permettre mu mën a génn loolu tamit dafay indi ay jiixi jaaxa yoo xamante ni jiixi jaaxa yu bari la yoo xam mën na tax ñu xoolaat mbir mi leneen li nga xam ci laay jeexale Abdoulaye Der nga baal ma mooy le comportement problématique aussi de l'Assemblée nationale du ñu dugg ci juridisme très sincèrement parce que droit ci réew mi interprétation bi tout dépend du bord où l'on se situe malheureusement loolu tamit histoire u dëkk bi moom moo ñu ko woon par rapport ak problème yi nga xamante ni dañ ko fi évoqué pourquoi ma ne la posture de l'Assemblée nationale me paraît problématique mooy représentant du peuple du fu ñu jógee rek ne dañuy dindi mbalaanu kiirlaayam Assemblée nationale buy réunir dafa war a am suffisamment d'éléments yoo xamante ni moom moo koy permettre mu évaluer en son sein ndax lii jar na ko wala jaru ko donc moo tax ma ne foofu aussi Assemblée nationale warul rek buñ ne siin nañ cere ji rek ñu ne nañ ko dindi su boobaa dafay poser problème parce que il faut que ñu xam ne député nekkatul nit ku ordinaire mais leneen li aussi mooy par rapport à la violence Charles comme yow je condamne la violence mais je la condamne sous toutes ses formes parce que bu fekkee ne Ousmane Sonko flagrant délit la woon effectivement flagrant délit la ak lu mën di am bu ñu délivrer convocation bi dafa waroon na irréversible amul woon lu war a mën a tax du wuy ji bu doon flagrant délit la wala lan moo tax ñu convoqué ko ba pare delluwaat ci ginnaaw reculade bi lan moo ko expliquer daal di doog a dem Assemblée nationale c'est ça qui pose problème moo tax ma ne est-ce que ñoom jëloon nañ le temps nécessaire pour apprécier xool ndax liñ bëgg a def ndax dëppoo na ak règlement intérieur Assemblée nationale ou pas yaa ngi dégg ba pare donc pour man aussi loolu tamit am na ci solo ba nga xamante ni violence bi loolu moom moo ko njëkk a wundu mooy cette violence là parce que violence dafa bëri ay formes avant d'être physique dafay revêtir yeneen formes yu bëree bëri jàpp naa ne loolu aussi Abdoulaye Der lu am solo la ma préciser aussi ne man ak Ousmane Sonko waaw parce que réew mi ñu ne réew mu naqaree waxee la waaw Ousmane Sonko suñu borom rek moom may seede aw ma numéro téléphone am Der may ma rek ma préciser c'est important baax na ci amul sama numéro téléphone xaw ma këram xamul sama kër ànduma ak moom xam nga lan moo koy àndul ak man tamit xam nga lan moo koy firi dafa am benn xale bu tudd Babacar Sadikh Top buuba bind benn livre ci Ousmane Sonko bi mu bindee livre bi le staff de Ousmane Sonko s'est réuni
ñu ne ak moom l'auteur ñu ne dañoo bëgg am ci ñoom le plus grand nombre waaw le plus grand nombre ne dañoo bëggoon Pape Djibril Fall nekk modérateur bi Ousmane Sonko ne leen man de su ma sañoon Pape Djibril Fall du ko modéré ndax dafa nekk li may wax ni Babacar Saddi Top moom moo génn ci rencontre boobu woo ma wax ma ko mu ne leen su ma sañoon Pape Djibril Fall du ko modéré de mu ne leen dafa nekk ci benn pente bu am solo sénégalais yi bàyyi ko xel waaye ñu bari ci ñoom surtout les détracteurs dañuy wax ne dafa ànd ak Ousmane Sonko te bu ngeen ko bàyyee mu modéré rencontre bi dina entamer sa crédibilité donc su ma sañoon ngeen wut keneen bàyyi ko mu garder objectivité am ak liggéey bi nga xam moo ngi koy def au profit du peuple sénégalais mais ma gis ci moom loo xamante ni aussi lu jafe la ci homme politique ndaxte loolu gain politique bu doon homme politique yi ma xam gain politique bi dina leen jaral ñu sacrifier gone googu waaye moom tamit laa gis mu toog ci Sénégal ñu informer ko ne ko ah banque de sang yi jeex na de mu ne njabootam jóg leen kenn ku ci nekk fa nga nekk demal may ji deret Ousmane Sonko laa gis vacances jot mu ne gars yi mu ne waa këram vacances agricoles patriotiques musuma ko dégg ci njabootu kenn ci way politique yi Ousmane Sonko boobu tamit laa gis ci année bii ren ak année bi ni mu problématique mu wax les enseignants yi bokk ci parti yëpp nañu dem joxe ay cours particuliers ay cours vacances te jëm yàlla rek tax kooku je pense que bu nekkee en cause il faut que ñu jël ko à sa juste valeur bañ ko neenal mel ni dafa dal doonte nous sommes d'égale dignité waaye nag égale dignité xam nga fan lay yem mooy ñi pare pour questionner l'intérêt général ak ñi nga xam seen bopp rek moom moo leen yitteel. Bouba bismillah. waaw der merci. xam naa yaa ngi xaar bal bi depuis sànq. non même pas naa la. non même pas xaaruma bal bi. bal bi chaque vendredi dama koy xaar. waaw ay ca góolu ko. waaw.